dégg na leçon bi nga xamante ne moom la Vladimir Poutine wax te xam na te comprendre na ni recherche yi nga xamante ne Poutine def na ko ci mbirum armement ñoom Amérique egguñu foofu waxatuma la Europe bii nga xamante ne ñoom Amérique la ñu yaakaar kon loolu waral ngay dégg mbel ci rajo yi seen rajo yi ba fa ñu toll nii tey kenn jógul di jàppale Ukraine ñu nax xale bi parce que il a 40 ans dugal ko ci benn projet boo xamante ne dafa defe ne woon ni ñoom am nañu doole ba nga xamante ne Vladimir Poutine bu ko songee ñoom dinañ ñëw secourir ko tey mu ngi nii di jooy démb discours bu mu mujjee joxe démb balaa muy nelaw nee na xëy na soo leen jógee suba teel lii moo nekk sama dernier discours xëy na boo leen jógee suba teel dina fekk ma dee parce que l'ennemi mu ngi ñëw te objectif am rey ma la bëgg ak rey sama famille kan moo ma bëgg a jàppale mu ne kenn waxul kan moo bëgg a ñëw bokk ci xeex bi ndax jàppale ma mu ne ma l'OTAN sax dafa ragal ñëpp a ragal kenn ñemewul ragal voici le discours bi nga xamante ne président Ukraine joxe na ko démb ci ngoon mu ne ñëpp a ragal kenn bëgguma jàppale doy na waar fii lay tollagum ci yéen te lii moo waral Union soviétique Russie jóg ne kenn du leen bàyyi ngeen samp fii ay missile di jël Ukraine di ko dugal ci yéen bu ëllëgee ngeen samp fii ay missile duma ko nangu tey duma ko nangu ëllëg te à partir de maintenant comme yéen respecté wu leen dara du kayitu du signature du kaddu à partir de maintenant les choses vont changer looloo waral Europe yépp nee nañu tekk léegi nag ba ñu laajee ku mel ni Chine nee na je comprends la Russie nee na comprendre naa lu tax mu def loolu parce que moom dafa far ci moom ba ñu laajee Amérique moom dégg ngeen li mu wax nee na je condamne ba ñu laajee la France nee na ñoom Russie Vladimir Poutine c'est la première fois muy humilier réew boo xamante ne dafa am indépendance te réew européen la kon ñoom dafa laal seen orgueil te ñoom danañu far ci côté bi nga xamante ne mooy côté Ukraine waaye yooyu ay wax rek la ndagam seen maam seen pap mi nga xamante ne Amérique ñemew ñoom ñemew ñu yëngatu kon loolu yëpp boo ko moytuwul boo dégluwul boo toppul boo càmbarul information da ngay defe ne ni Russie moo nekkul ci yoon waaye fekk Russie ñoom yàgg nañoo xeex yàgg nañoo waxtaan yàgg nañoo supplier yàgg nañ leen a humilier waaye gars yi bëgguñu mës a dégg bëgguñu mës a bàyyi ba nga xamante ne commencé nañu fépp fu ñu romb ci biir adduna bi ñu fay bàyyi ay terroristes li ko jàppee Syrie ba Libye ba li nga xamante ne mooy Mali ba léegi ñu ngi commencé di samp ay terroristes au golfe de Guinée loolu yépp pour ban objectif détruire la planète pour ñoom ñu mën a am parce que ñoom ci loolu la ñuy dundee lakk détruire rey pour implanter seen hégémonie éternellement seen doole ñu samp ko éternellement ba àdduna tukki waaye ki leen xam rek moo mën a jëflante ak ñoom ba nga xamante ne lii décision la Vladimir Poutine jël décision boo xamante ne changé na àdduna en une journée en quelques secondes mooy jamono ji nga xamante ne mu ngi doon wax adduna yépp changé na te tout le monde est en train de tout le monde sent ku nekk xam nga yëg nga fi mu toll nii ni adduna am na luy changé am na luy waaj ci adduna loolu mooy lan kenn xamu ko am na luy waaj ci adduna bu lu rëy te kenn xamu ko ci ñoom mooy Europe dina continuer di sëngeem di sëgg di accepter humiliation bi nga xamante ne Vladimir Poutine def na leen ko ñoom ak Amérique adduna continuer dund wala Europe ak Amérique du ñu accepter humiliation bi adduna jeex adduna yem fii ñaar yooyu moo xew parce que xam nañ ne xel kii di wax ak ñoom boo ko xoolee ci bët rek xam nga ni il est capable mu lancer la bombe atomique parce que ku jëf ba pare tekku leen ñoom ñëpp sans exception ba pare dafa cité turu Amérique ne Amérique lim ko yaay seen baay yaay jëf lii européens yi di topp sa ginnaaw waaye képp ko fi yëngatu man ak yéen kon am na luy waaj a xew ci àdduna loo xamante ne jamono ji may wax ak yéen man xawma yéen xamu leen mais àdduna changé na cap
su européens yi accepté lii continuer ñu ngi dugg ci lan mooy avantage Afrique ak lan mooy inconvénient Afrique lan moo war a doon suñu taxawaay ci biir problème boobu ma dellu si waat si beneen. tey nag ñu ñëwoon pour waxtaan li nga xamante ne mooy guerru Ukraine bi ni ko sama naataango waxee guerru Ukraine bi dafa nekk loo xamante ne lu doy waaru lu tax ma wax lu doy waaru ci mbirum communication lu doy waaru ci mbirum information parce que xam ngeen ni li taxoon ñun ñu dem ba egg fii tey fa ñu egg nii te amuñu développement mënuñu créer lu ñuy wax développement c'est parce que am na loo xamante ne moo ñu manqué lu rëy lu gën a am sens ci àdduna bi li tax ñun amuñu jàmm li tax ñun mënuñu développer li tax mënuñoo faju c'est parce que dafa am lu ñu manqué lu rëy loolu soo ko manqué waxuma di nga dem de waaye lu rëy dina manqué ci yow dina la handicapé loolu mooy lan loolu la ñu tuddee information ku wax information wax satellite ku wax satellite mu wax télévision ku wax télévision wax média ku wax média wax journaliste ñooñu ñooy véhiculer li nga xamante ne ñoom loolu la ñu bëgg nit ñi jël ko dugal ko seen bopp mu nekk dëgg walla mu nekk fen waaye ñoom loolu la ñu bëgg mu dugg ci bopp askan gi kon ñoom ñu ko yor ñoom ñooy koy jël di ko dugal ci bopp nit ñi di manipuler nit ñi ba nga xamante ne ay jamono si suñu papa yi dañu sampaloon RFI France 24 tey ñu andil ñu canal ak France 24 waaye bu njëkk ba RFI la ba lépp ñoom lu ñu wax rek daanaka ñun dañ ko doon jàppee téere boo déggee RFI wax rek ñu ne RFI wax na dafay mel ni RFI bu waxee kenn du ko teggi ba nga xamante ne Bokassa dañ ko jiiñoon ni moom frigo boo ko ubbee da nga fay fekk ay yeelu xale da nga fay fekk yàpp nit frigo boobu ba muy jànkonteel ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy la France ak président bi nga xamante ne mooy Giscard d'Estaing kon gis ngeen information nu mu amee doole man dem naa ba fa may bayee ci àll bi France ba ma nekkee di bay ay salade di witti pomme di witti poire tubaab yu fa nekkoon di ma laaj ni est-ce que dëgg la Bokassa moom da daan lekk nit frigo am da daan am yàpp nit di ma laaj ci information boobu parce que loolu la seen information yi véhiculé ci biir France balaa ñuy song Bokassa au Dahomey jamono jooju tudduwut Centrafrique Dahomey la tuddoon kon loolu di wone information solo bi mu am njëriñ gu mu am ci askan ba nga xamante ne tey toll nañu fi nga xamante ne ab xeex dikk na suñu biir boo xamante ne ñun mësuñu sóoraale ni xeex bi dina am ku waxoon tamit sóoraale woon naa ni xeex bi dina am xamoo woon tamit ni lii mooy am parce que ñaari réew yi nga xamante ne Ukraine jël na ko du moins Russie jox na leen indépendance ak song bi nga xamante ne song na ko Ukraine bi mu joxee ñaari réew yooyu ba pare indépendance kenn sóoraalewul woon ni noonu lay demee parce que li nit ñi doon sóoraale bi problème bi jógee mooy dafay waaj a song Ukraine waaye xamuñu woon ni bu jógee Donbass da koy jox indépendance da koy jox indépendance balaa muy def loolu moo tax affaire bi mu jógee ñoom ñépp seen tànk yi dañoo damm daf leen a tétanisé dañu mel ni ñu pikiir waaye lii yépp naka la dikkee naka lañu def ba lii yépp arrivé foofu la waxtaan bi di tàmbale parce que boo dégloo nit ñi ni ñuy waxee surtout ñu nekk Europe te surtout ñi nga xamante ne ñoom
média européens yi la ñuy déglu boo leen dégloo da ngay defe ne ni Russie moo tooñ soo leen dégloo da ngay defe ne ni Russie ab dictateur moo fa nekk boo leen dégloo da ngay defe ne ni Russie ab sanguinaire ab naankat deret moo fa nekk boo leen dégloo da ngay defe ne ni démocratie moo ngay waaj a yàqu boo dégloo européens yi da ngay defe ne ni dal nañu ci kaw koo xamante ne ab defkat lu baax dong la boo dégloo média yi da ngay defe ne ni ñi gën a baax tey am nañu lu leen naqari te fekk du loolu la nga teg sa biir kër loolu la ñu utiliser pour manipuler la yow léegi yow da nga war a jot doomu aadama dafa war a jot ay information doomu aadama dafa war a am télévision ci biir këram doomu aadama dafa war a xëy di déglu waaye loolu yépp doyul boo dégloo jot am télévision am portable ba pare da ngay mën a seggi lan mooy dëgg bi pour fan la jóge ba lii mën a am fan la jóge ba lii mën a am Russie amoon na ay jamono Russie dafa demoon lëkkaloo ak dëkk bi ñuy wax Cuba Fidel Castro moo ko moomoon jamono jooju Amérique ñu bëgg a kayituloo Amérique jamono jooju John Kennedy moo fa nekkoon su ma juumul mën naa juum ñu bëgg a kayituloo ki nga xamante ne mooy Fidel Castro mu nekkoon ab patriote bu am doole ci biir Cuba mu bañ ne moom du sukk ci kanam Amérique ñu teg ko embargo bu rëy doytu embargo bi ñu koy def ay coup d'état ak ay coup d'état di ko waaj a rey boo liimee coup d'état yi mot na 90 yi nga xamante ne tentative d'assassinat yi ñu def Fidel Castro mënuñu ko rey ci la dem ba ci yàgg mu invité ñi nga xamante ne mooy Russie dem ut foo wéeru parce que adduna bi il faut nga am foo wéeru bi mu utee fu mu wéeru Russie ñëw samp foofu ay missile bi mu sampee missile yi waaye mu jëmale missile yi jublu fi nga xamante ne mooy Amérique nag loolu neexu ko parce que c'était des missiles nucléaires ay missiles yoo xamante ne ay bombe atomique la coow lu ne kur ñu demoon bay waaj a exploser li nga xamante ne mooy la troisième guerre mondiale waaye ci waxtaan boobu ñu dem ba ñaari président yi mujjee woowante bu Russie ak bu Amérique booba fekk militaire bu nekk mu ngi doon préparer pour président am jox ko ordre pour mu dóor bombe atomique bi ci dernière minute yi ñaari président yi déggoo pour mu Russie mën a jénne ay bombom ci Cuba yi nga xamante ne daf ko féetoo ci biir ki nga xamante ne mooy Amérique ba Russie defee loolu ñu continuer ci xeex bi nga xamante ne moom moo tudd la guerre froide boobu nag moo andi woon ba Amérique ba Allemagne ñu xaaj ko ci digg bi def benn Amérique ci beneen côté bi dégg Allemagne ci beneen côté benn Allemagne ci beneen côté ñu tabax mur ci digg bi guerre froide boobu di continuer ba en 1989 90 ci la mur boobu bu nekkoon Allemagne ñu tuddee ko le mur de l'Allemagne si lañ ko daanal pour ñaari Allemagne yi mën a tafante daal di dellu nekk benn boobu ñaari réew la woon ci la ñu wax ni xeex bi nga xamante ni dañ ko tuddee la guerre froide mooy xeex bu sedd bi te nañ ko jeexal nañu jeexal xeex bi baaxut ndagam Russie mooy l'Occident ñi mu àndal ak ñoom France jégal Amérique ak ñi mu àndal ñoom France ak Russie moom côté wam ñoo nekkoon ci xeex boobu la guerre froide boobu parce que Russie ci beneen Allemagne bi la faroon Amérique far ci beneen Allemagne bi miir bi xaajale leen ci diggante bi léegi bu ñu demee ba ñu tëral miir bi ci la ñu wax ni àdduna mu ngi waaj a frôler troisième guerre mondiale léegi nag nañu fexe ba désamorcer ba troisième guerre mondiale ba mu am
léegi histoire bi nga xamante ne am na ci missile yi nga xamante ne Russie sampoon na ko Cuba pour bombarder Amérique ak tey séddoo bi nga xamante ne dem nañu ba séddoo ko Allemagne kii jël côté bi kii jël côté bi loolu yépp bu ñu demee ba nga xamante ne nee nañ dañ koy arranger dañ koy bàyyi ci la ñu wax ni léegi pour bu kenn musa am doole ba ñu dem tooñ la ba nga xamante ne di nga mer ba nga dóor bombe atomique pour ñu mën a aar lu mel noonu nañu fexe ba dëkk bu mel ni Amérique bu fa kenn dem di fa jege di fa jël ab réew di ko boole ak yow mi nga xamante ne da nga am doole kon fexe leen ba Amérique bu fa kenn di dem di jël benn réew bu fa Russie di dem di jël Cuba di ko boole ci moom waaye tamit Russie fa mu nekk nañu fexe ba réew yu ko wër yépp te jege ko bu kenn dem di ko jël ba di ko boole si ñoom européens yi ba nga xamante ne bu ëllëgee di nga jege Russie en quelque sorte na réew yooyu présenté doon ay zone tampon pour la Russie waaye tamit yow Russie bul musa dem ci Europe di fa jël ay dëkk ba fay jege di leen tooñ gars yi waxtaan ci loolu ba juboo ci waxtaan jooju ba ñu juboo ci loolu ba Allemagne miir bi woddee yàggut Russie am surprise bu rëy mooy si la URSS daanu këpp mooy dëkk boobu ñuy dégg URSS ci la dëkk yu bari bokkoon même Ukraine bii ngeen di gis ci la bokkoon ci URSS boobu bi mu daanoo dëkk yu bari ñu jénn bàyyi URSS waaye Russie moom mu garder bloc boobu nga xamante ne moo nekk ni tey waaye ba léegi comme moom li nga xamante ne mooy noyau bi mooy ossature bi li gën a rëy Russie mu ngi fi moom jàpp na ni lañu waxtaanoon ba ne bu kenn dem di jëli ay mbokk diw di ko boole ak diw pour jàmm mën a am ci àdduna bi kenn du ko def waaye ñi nga xamante ne ñoom ñooy l'OTAN ñoom ñooy l'Occident te Occident boo ko déglee sax ça vient du mot oxydé xomaatal daanaka ñoom fu ñu jaar rek dañ koy xomaatal dañ koy yàq ba ñu gisee ni Russie daanu na ci seen politique bi nga xamante ne ñoom ñoo ko def à leur manière pour Russie mun a daanu ñu ne ab ponkal daanu na comme ponkal daanu na ñu xam jikko tubaab lu mu wax général du ko respecté surtout ñu mel ni Amérique ak Europe ci la ñu commencé di jël ay dëkk yu bari yi nga xamante ne ñoo wëroon ñoo bokkoon ci ñi nga xamante ne mooy Russie mooy Union soviétique bi di leen boole ci OTAN Vladimir Poutine jamono jooju yeggseegul ci pouvoir bi Boris Yeltsin moo fi nekkoon parce que bi nga xamante ne Union soviétique explosé na sama jamono jooju Gorbatchev moo fi nekkoon Nicolas Gorbatchev moomu boo ko xoolee bopp bi dafa mel ni ku ñu tuur peinture ci ndel bi ci la ñu daaneel Gorbatchev Boris Yeltsin yëg ci nguur gi Boris Yeltsin nekkoon koo xamante ne day naan sàngara day màndi rek après moom ba mu demee ba nga xamante ne mu ngi doon waaj a wàcc nguur gi ñu jël nguur gi jox ko Vladimir Poutine ci la Poutine ñëw jël nguur gi ba bisu tey Poutine nag rêvam yépp ak xeenom yépp mooy li nga xamante ne Russie nekkoon na ko bu njëkk ba jékki-jékki daal di daanu moom loolu moo mus a doon ay rêvam delloo dignité delloo ngor Russie bi nga xamante ne bu njëkk ba mooy Union soviétique loolu moo nekk ci biir xolam léegi nag européens yi ñoom it li nga xamante ne OTAN moom la ñu créé pour ñu gën a mën a am doole mooy Amérique am na bombe atomique France am na bombe atomique Angleterre am na bombe atomique ñu ne nañu booloo ñun bu ñu boolooy daal di forme OTAN bu ñu formé OTAN boobu képp ku ñu song rek ñu sott la waaye OTAN boobu dafa war a respecter li nga xamante ne moom la ñu defoon accord yooyu ñu defoon après la chute du mur de Berlin en 1990 waaye ba ñu xamee ni URSS daanu na bëggatuñu respecter li nga xamante ne moom la ñu waxtaanoon léegi tas nañu URSS seen objectif mooy nañ ko gën a déchiqueter buñ ko mënul déchiqueter yàqati xotti nañ ko gën a jege ba bu ëllëgee bu xeex amee ñu fagagal ko nu mu gën a gaawee
boo leen dégloo dernier discours bi nga xamante ne Vladimir Poutine def na ko ma ñëwaat ci la ñoom Russes yi am lu leen metti ci seen biir xol léegi nag jël nañu ay dëkk yu bari yoo xamante ne dëkk yooyu ay dëkk yi nga xamante ne dëkk yu bokkoon la ci Union soviétique ci Russie dëkk yu bokkoon la ci Union soviétique ci Russie ba léegi tout dernièrement ñu bëgg a jël dëkk bi nga xamante ne mooy Ukraine bëgg a jël Ukraine boole ko ak ñoom ci la Vladimir Poutine dem waxtaan ak ñoom ne leen lu ñu waxtaanoon ba jàpp ko ba déggoo ci loola yeneen koy teggi waaye moom bii yoon duma ko nangu dama ko def mu doon benn trait boo xamante ne bu xonk la te d'accorduma kenn romb trait bi d'accorduma kenn romb trait bi waaye booba gëmuñu li leen Vladimir Poutine di wax parce que Vladimir Poutine bu leen bàyyee ñoom ñu dem samp ñu jël li nga xamante ne mooy Ukraine dugal ko ci OTAN dem nañu ba d'abord def nañu relation yi ba pare léegi lu leen dese woon mooy jël ko boole ko ci biir OTAN Vladimir ne ko OTAN dafa am ay loi yan mooy loi OTAN yi mooy képp koo xamante ne bokk nga OTAN te ñu song la OTAN yépp dafa war a jóg jàppale la mooy Amérique ak Union européenne ak Turquie ñëpp dañoo war a jóg jàppale la kon mu ne leen kon boo leen jëlee Turquie boo leen jëlee Ukraine dugal ko ci OTAN bis bi nga xamante ne yéen ñëw ngeen di samp seeni missile ci biir Ukraine missile yooyu dañ may jege te missile yooyu buñ ma jegee situation bi amoon Cuba man ak Amérique mooy dellu si te bu boobaa man duma d'accord missile yooyu ngeen di samp Ukraine te bu ma songee Ukraine jamono jooju yéen da ngeen may song parce que yéen seen loi mooy OTAN ku fa bokk ku ko song ñu song la kon man d'accorduma ngeen di jël Ukraine di ko dugal ci yéen ñu ne non Ukraine dëkk boo xamante ne dafa indépendant fu mu bëgg a dugg foofu lay dugg dafa am liberté am dafa am indépendance am et puis c'est un pays démocratique mu ne leen mais dañoo xayma woon ay dëkk yoo xamante ne man du ma ñëw jël ay dëkk yu jegente ak yéen di ci def ay bomb yéen bu leen mës a ñëw di jël ay dëkk yu jege si man di fa def ay bomb loolu déggoo woon nañ ko bu yàgg après la fin de la guerre froide xale yi mel ni man yu bees xamuñu dara jànguñu histoire ne non c'est du passé il faut Ukraine dafa am liberté boppam kon ñoom faalew ñu traité yu njëkk yooyu après la deuxième guerre mondiale ñoom ay traité yu bees la ñu bëgg ñooñu la ñu tuddee les faucons les va-t-en-guerre ñi nga xamante ne dañu bëgg xeex bi ñu waxee loolu Vladimir Poutine ne ko ñoom Ukraine dafa am liberté dafa am indépendance boppam c'est un pays démocrate président bi dañ ko élire librement et démocratiquement fu ko neex lay dem mu ne loolu dama ko teg une ligne rouge duma ko seetaan waaye bi Vladimir Poutine di wax ni duma ko seetaan ñoom mosuñu gëm loolu moo tax mu xaar ba nga xamante ne wax ak Joe Biden wax ak français bi wax ak ñoom ñëpp kenn ku nekk nga tax gumba parce que booba yaakaar nañu ni ñoom ñu ngi développé ay yeneen xeetu bombe atomique yoo xamante ne yu ndaw ba nga xamante ne bu ñu bëggee tas benn quartier ñu tas ko yépp léegi jëluñu plan tas ay réew yu mag mais ay réew yu ndaw ay dëkk yu ndaw ndeke booba Vladimir Poutine gàcce bi mu am ci li nga xamante ne mooy tasu Union soviétique bi moom mu ngi jàkkaarloo ak ay scientifique am di leen wax di leen inculquer patriotisme di leen wax ni dañoo war a liggéey ay bombe yoo xamante ne mooy tax pour Russie mu mun a retrouver dignité am parce que Russie dañ ko gàcceel fu mu toll nii ci biir àdduna bi parce que Russie lépp lu mu waxati ci àdduna bi du taxaw kon suñu bëggee ñun lu ñu waxati mu taxaw soo leen bëggee ñu retrouver suñu dignité boo leen bëggee ñu retrouver suñu respect il faut que ngeen liggéey ci la Vladimir Poutine jóg commencé di dugal li nga xamante ne ci biir Russie mooy liggéey ak xeex contre la corruption ngeen di gis nu muy imposer ñi nga xamante ne mooy les bailleurs de fonds mooy li nga xamante ne les grandes multinationales yu fa nekkoon
ñuy bëgg a tas Russie wala ñuy bëgg a yàq liggéey bi daa ngeen gis nu mu leen daan humilier mun na woo ab patron teg ko ci table bi ne ko signé lii boo ko signéwul ma def la su naka su dul noonu loolu Vladimir Poutine def na ko du benn yoon du ñaari yoon xaalis bi mu orienté ko ci recherche yi nga xamante ne mooy recherche ngànnaay parce que lépp nit mu ngi koy jëlee d'abord ci ngànnaay pour nga am jàmm ku amut ngànnaay doo am jàmm ba jamono jooju ñoom liggéey nañu ay ngànnaay yoo xamante ne maari daytaani nee nañu boo ko xaymaa dañu romb 20 fois la vitesse du son mooy li bal di gaaw ñoom romb nañu bal bi lu muy gaaw ci 20 fois defar nañu ab bombe atomique boo xamante ne li xewoon Nagasaki ak li nga xamante ne Hiroshima bii bombe ëpp na ko lu ko ëpp 20 fois te tey bu ñu bëggoon bombarder Amérique nee nañ ci ay 10 minutes bombe bi day egg xoolal distance bi nekk entre Russie ak Amérique 10 minutes du ko raw ba nga xamante ne seen matériel yi ñu yor yi ñu tuddee les antimissiles yi nga xamante ne dañ koy taxawal ba nga xamante ne avion bu traversé missile yi déclenché boppam wàccee avion bi wala déclenché boppam wàccee missile bi Vladimir Poutine nee na matériel yu mu yor matériel boobu nga xamante ne mooy wàccee missile mënu ko gis ba nga xamante ne ba ñu demee xeexu Syrie bi Turquie nga xamante ne fa la Russie di traversé pour mën a dugg Syrie keroog ba Russie di traversé ak ay avion am OTAN mu ngi ci biir Turquie mais dañoo jékki-jékki ñu dégg avion yi ci biir Syrie te ci Turquie la romb te OTAN gisul avion yooyu bis boobu ñoom ci lañu xam ne am nañu problème bis bi Vladimir Poutine di doog a jël ay avion traversé ko au-dessus de la Turquie ba mu dugg Syrie te gisuñu avion yi détecté wuñu leen ñoom OTAN ci lay doog a xam ni ñun am nañu problème benn avion ak lu ñu bari gars yi détecté wuñu leen jékki-jékki rek dégg avion yi ci biir Syrie léegi nag ba Vladimir Poutine nag demee nag ba nga xamante ne ren gii di fête indépendance am mu jénnee matériel am pour won leen lan laa yor bi mu jénnee matériel yi ci ñoom ci la ñuy doog a xam recherche yi nga xamante ne fa la Vladimir Poutine toll mu won leen benn bombe boobu ma lay wax ni bombe boobu mën na daw ba ci digg bi ñoom mën nañ ko changer trajectoire en plein vol ñu changer bombe bi ni fi mu war a jëm c'est-à-dire mën nañ ko yónni ne ko demal Amérique mu dem ba ci digg bi ñu ne ko déedéet changer demal Chine ci ay vitesse yoo xamante ni yu jéggi dayoo benn antimissile mënu ko wàcce mu wanaat leen beneen bombe boo xamante ne bombe boobu la ñu tuddee Satan 2 bombe boobu mën na tas ab réew benn dóor rek mën na tas ab réew bu mel ni France lëm mu jeex benn réew bu toll ni France mën na ko effacer ci suuf si kenn dootu ko gisati xam nga ñoom seen bombe atomique Hiroshima benn région Japon ak Nagasaki beneen région Japon la tas mais bombe Russie bi si benn waxtu benn bombe mu effacer France kenn dootu ko gisati te gis ngeen France nu mu toll ci yaatu ba mu xam ba pare nag mu jël kaddu ne leen daawoon naa wax ak yéen doo leen dégg daawoon naa wax ak yéen te doo leen dégg waaye lim leen doon wax nag mu ngi nii nag kenn ku nekk gis nga ci sa bët li nga xamante ne moom laa yor moo tax barki démb mu dellu si bi muy def discours am nee na tas ngeen Libi ci seen coobare te xoolu leen ci kenn ngeen bëggoon a def noonu ki nga xamante ne mooy Syrie ci seen coobare te kenn waxtaanu leen ci ak kenn dem ngeen fépp foo leen romb dafa mel ni yéen OTAN ak l'Occident foo leen romb rek dafa mel ni da ngeen di jëmbat ay terroristes ñu wax ba sonn faalew leen kenn mu ne ngeen jël seen culture homosexuelle di ñu ko imposer loolu yépp ndax lan ndax daanu bi nga xamante ne Union soviétique daanu nañ waaye dem leen di yëgal benn affaire barki démb rek la àdduna tourné
barki démb bi muy song Ukraine bi muy def discours am ci la àdduna wëlbateeku mu ne maa ngi leen di xamal lenn dina song Ukraine waaye kenn ci yéen ku ci yëngatu ma def ko loo xamante ne ba àdduna di sàkk ba bisu tey kenn dara lu mel noonu musta xew ci àdduna kon nga xam ne jamono jooju muy wax noonu la puissance du monde militaire bi nga xamante ne mooy Amérique vient de transférer de l'Amérique en Russie ki nga xamante ne moom la ñu gën a xam te mu gën a am doole ci àdduna te ñu tuddee ko woon la puissance nucléaire la puissance de l'armement la puissance du monde nga xamante ne moo nekkoon Amérique keroog bi Vladimir Poutine di jël kaddu ci la yàlla teggi doole googu dugal ko ci ki nga xamante ne mooy Russie parce que la preuve ñun ñëpp ko gisandoo ñun ñëpp ñoo gisandoo la preuve mooy lan dañu doon xaar pour Amérique jóg wax ni boo attaqué Ukraine c'est un pays indépendant le président il est élu démocratiquement il a son indépendance son hymne national il a le droit fi mu bëgg a dem mu dem fa soo ko attaqué à partir d'aujourd'hui xamal ni tu nous as attaqué parce que nous l'Occident nous l'OTAN on était parti installer la démocratie à Libye au Libye on était parti installer la démocratie en Syrie on était parti installer la démocratie au Panama et partout dans le monde ils ont violé c'est ce que nous attendons kon boo attaqué tey Ukraine bi nga xamante ne mu ngi suñu biir en tant que pays civilisé européen démocrate boo ko attaqué dinañ la attaqué waaye l'Occident n'a fait que dire que boo attaqué Ukraine ñun dinañ la condamner dinañu tëj say compte bancaire boo attaqué Ukraine dootuñu jëndati say blé lii la Amérique wax lu tax Amérique wax loolu parce que dégg na leçon bi nga xamante ne moom la ko Vladimir Poutine woon dégg na leçon bi nga xamante ne moom la Vladimir Poutine wax te xam na te comprendre na ni recherche yi nga xamante ne Poutine def na ko ci mbirum armement ñoom Amérique egguñu foofu waxatuma la Europe bii nga xamante ne ñoom Amérique la ñu yaakaar kon loolu waral ngay dégg mbel ci rajo yi seen rajo yi ba fa ñu toll nii tey kenn jógul di jàppale Ukraine ñu nax xale bi parce que il a 40 ans dugal ko ci benn projet boo xamante ne dafa defe ne woon ni ñoom am nañu doole ba nga xamante ne Vladimir Poutine bu ko songee ñoom dinañ ñëw secourir ko tey mu ngi nii di jooy démb discours bu mu mujjee joxe démb balaa muy nelaw nee na xëy na soo leen jógee suba teel lii moo nekk sama dernier discours xëy na boo leen jógee suba teel dina fekk ma dee parce que l'ennemi mu ngi ñëw te objectif am rey ma la bëgg ak rey sama famille kan moo ma bëgg a jàppale mu ne kenn waxul kan moo bëgg a ñëw bokk ci xeex bi ndax jàppale ma mu ne ma l'OTAN sax dafa ragal ñëpp a ragal kenn ñemewul ragal voici le discours bi nga xamante ne président Ukraine joxe na ko démb ci ngoon mu ne ñëpp a ragal kenn bëgguma jàppale doy na waar fii lay tollagum ci yéen te lii moo waral Union soviétique Russie jóg ne kenn du leen bàyyi ngeen samp fii ay missile di jël Ukraine di ko dugal ci yéen bu ëllëgee ngeen samp fii ay missile duma ko nangu tey duma ko nangu ëllëg te à partir de maintenant comme yéen respecté wu leen dara du kayitu du signature du kaddu à partir de maintenant les choses vont changer looloo waral Europe yépp nee nañu tekk léegi nag ba ñu laajee ku mel ni Chine nee na je comprends la Russie yaa ne comprendre naa lu tax mu def loolu parce que moom dafa far ci moom ba ñu laajee Amérique moom dégg ngeen li mu wax nee na je condamne ba ñu laajee la France nee na ñoom Russie Vladimir Poutine c'est la première fois muy humilier réew boo xamante ne dafa am indépendance te réew européen la kon ñoom dafa laal seen orgueil te ñoom danañu far ci côté bi nga xamante ne mooy côté
Ukraine waaye yooyu ay wax rek la ndagam seen maam seen pap mi nga xamante ne Amérique ñemew ñoom ñemew ñu yëngatu kon loolu yëpp boo ko moytuwul boo dégluwul boo toppul boo càmbarul information da ngay defe ne ni Russie moo nekkul ci yoon waaye fekk Russie ñoom yàgg nañoo xeex yàgg nañoo waxtaan yàgg nañoo supplier yàgg nañ leen a humilier waaye gars yi bëgguñu mës a dégg bëgguñu mës a bàyyi ba nga xamante ne commencé nañu fépp fu ñu romb ci biir adduna bi ñu fay bàyyi ay terroristes li ko jàppee Syrie ba Libye ba li nga xamante ne mooy Mali ba léegi ñu ngi commencé di samp ay terroristes au golfe de Guinée loolu yépp pour ban objectif détruire la planète pour ñoom ñu mën a am parce que ñoom ci loolu la ñuy dundee lakk détruire rey pour implanter seen hégémonie éternellement seen doole ñu samp ko éternellement ba àdduna tukki waaye ki leen xam rek moo mën a jëflante ak ñoom ba nga xamante ne lii décision la Vladimir Poutine jël décision boo xamante ne changé na àdduna en une journée en quelques secondes mooy jamono ji nga xamante ne mu ngi doon wax àdduna yépp changé na te tout le monde est en train de tout le monde sent ku nekk xam nga yëg nga fi mu toll nii ni àdduna am na luy changé am na luy waaj ci àdduna loolu mooy lan kenn xamu ko am na luy waaj ci àdduna bu lu rëy te kenn xamu ko ci ñoom mooy Europe dina continuer di sëngeem di sëgg di accepter humiliation bi nga xamante ne Vladimir Poutine def na leen ko ñoom ak Amérique àdduna continuer dund wala Europe ak Amérique du ñu accepter humiliation bi àdduna jeex àdduna yem fii ñaar yooyu moo xew parce que xam nañ ne xel kii di wax ak ñoom boo ko xoolee ci bët rek xam nga ni il est capable mu lancer la bombe atomique parce que ku jëf ba pare tekku leen ñoom ñëpp sans exception ba pare dafa cité turu Amérique ne Amérique lim ko yaay seen baay yaay jëf lii européens yi di topp sa ginnaaw waaye képp ko fi yëngatu man ak yéen kon am na luy waaj a xew ci àdduna loo xamante ne jamono ji may wax ak yéen man xawma yéen xamu leen mais àdduna changé na cap su européens yi accepté lii continuer ñu ngi dugg ci lan mooy avantage Afrique ak lan mooy inconvénient Afrique lan moo war a doon suñu taxawaay ci biir problème boobu ma dellu si waat si beneen léegi nag lan moo ci taxawaayu Afrique ci lan moo ci intérêt Afrique ci xeex bi nga xamante ne sumb nañ ko parce que boo delloo ginnaaw ñun vivre nañu li nga xamante ne mooy la première guerre mondiale africain yi ñu vivraat li nga xamante ne mooy la deuxième guerre mondiale daanaka ñaari xeex yooyu yëpp boo ko xoolee du ñun ñoo ko créé ñun africains yi créé ñu ko ñoom ñoo ko créé et pourtant dañoo ñëw jël si ñu pour ñun ñu jàppale leen ci xeex boobu waaye bañ leen jàppale ci xeex boobu ba pare si ëllëg sa ku mel ni Sénégal ak africains yi demoon ci xeex boobu dañ leen a dajale daal di lay tiire rey leen yéen ñëpp pour bañ leen a fay ci camp ba ñu tuddee Thiaroye 1944 ba pare ñu gas benn pax bu rëy suul leen ci biir pour bañ leen a fay seen xaalis ba ñu demoon participer deuxième guerre mondiale ay milliers ak ay milliers de personnes yoo xamante ne Hitler jàpp na leen foofa Allemagne ba ñu paree léegi la ñu déclassifier dossier yi ñu wone leen dañ leen a taxawal ñoom ñëpp ay nit yu ñuul lañu ba xeex bi jeexee dañ leen a arrosé rey leen libéré wu ñu leen dañ leen a arrosé rey leen ñoom ñëpp te France yëg na loolu ba bisu tey amul remboursement amul dédommagement amul réparation waaye loolu yëpp doyut ba ñu paree si loolu am na dëkk boo xamante ni dafa tudd Cameroun boobu France ba mu fay dem pour mën leen a coloniser dafa sànni benn bombe bu ñu tudd li napalm rey fa plus de 7000 personnes loolu existé wul
comme li nga xamante ne mooy Caaroy 44 nu mu existé wu leen ni ko nit ñi xamut uniquement pour mu tiital population boobu pour mu mën leen a noot toog seen kaw mais li ci gën a yées ci biir continent bi mooy depuis 1960 ba tey nga xamante ne ñii jox nañ ñu indépendance dañoo ànd ak ñoom lu ñu bëgg lañ ñuy imposer ñun ñu koy def seen culture la ñu andi jox ñu ko ñun ñu koy def seen jàng la ñu andi jox ñu ko ñun ñu koy def malgré dimbali bi nga xamante ne dimbali nañ leen ci ñaari guerre yi ñoom ñu échappé ñu am seen liberté kon beneen xeexam ngi ni di waaj a préparer ñun dañoo war a teel a xam ni xeex bii di ñëw ñun ñoo nekk ci digg xeex bi te lu tax ñu nekk ci digg xeex bi waaye lan moo war a doon suñu taxawaay ci xeex boobu parce que fan yii di ñëw ak weer yi di ñëw ak at yii di ñëw di ngeen gis ay dëkk yu bari ñu commencé di jël seen décision di ngeen gis ay dëkk yu bari ñu commencé di màbb di dem di uti ñi nga xamante ne mooy Russie comme ni ma amee habitude di leen ko wax ci ñaari pôle yi il faut kenn ku nekk nga tànn fan nga jëm pôle Occident bi nga xamante ne OTAN moo ko formé muy Amérique ak Union européenne ak beneen pôle bi nga xamante ne Russie ñu ngi ko tuddee le pôle de Shanghai mooy Russie Chine ak Iran boobu tamit beneen pôle la il faut que adduna bi réew bu nekk nar a tànn fu mu war a dem ñun africains yi fan la ñuy dem fan la ñuy far te gëm naa ni ay réew yu mel ni Mali ñoom tànn nañu fu ñuy jëm ba noppi ay réew yu mel ni Centrafrique tànn nañu fu ñu jëm ba noppi te yeneen réew danañu tànn fa ñu jëm moo tax ñun ñu war a xam léegi après deuxième guerre mondiale bi li xew après ñoom lañ ñu fay après ñoom seen projet bi nga xamoon ni bëggoon nañ ko samp te yàlla wëlbati na situation bi ñun fan la ñu war a taxaw kon loolu jar na xam mooy nañu càmbar information yi nañu xool suñu histoire nañu xool fi nga xamante ne foofu lañ ñu tubaab yi andi ba tey nañu xool li nga xamante ne tey bu fa Poutine nekkuloon lan la adduna bi di mel fan la ñu jëm ci jëf bi nga xamante ne ñoom ñu ngi koy jëf bis bu nekk te xooluñu ci kenn et pourtant nee nañu ñoom ce sont les pays civilisés nee nañu Vladimir Poutine mooy dictateur bi nee nañu depuis 20 ans il est au pouvoir pourtant Poutine bu ñëwee sa réew du wax dara sa gouvernement li ngeen sekk mooy lan ban projet nga bëgg ma defaral la bu dee entreprise mu defaral la entreprise te dem yoonam mosul occupé ab réew la Russie n'a jamais vendu des esclaves jamais la Russie n'a jamais colonisé un pays musta am ba bisu tey la Russie n'a jamais eu des bases militaires ci benn pays ci biir àdduna bi pourtant France mu ngi ñuy gëmloo ni ñun lu ñu defoon ci yenn loolu la Russie yi di ñëw di def ci yenn Russie dafay ñëw pour sàcc seen or Russie dafay ñëw pour aar seen président yi pour seen président yi nekk ay dictateur te kenn du leen fi jénnee Russie dafa ñëw pour sàcc seeni or et pourtant ñoom loolu lañ daan def Russie mi nga xamante ne ba léegi moom day doog a ñëw defagul dara ñoom ñu ngi koy diaboliser di ko xamal di wax ni moom loolu lay def si ñun li nga xamante ne ñoom loolu déjà ñoom loolu la ñu def ba noppi si ñun kon ñun dañu war a xam fan la ñuy taxaw léegi ñoom ba ñu ne dañuy sanctionner xam ngeen ni ñu ngi tudd ci sanction yi le système SWIFT ngeen baal ma ñu ngi tudd ci sanction yi le système SWIFT ñu ngi tudd ci sanction yi ñaari viaduc mooy benn viaduc bu jógee Russie mu dem Allemagne dugg Europe boo xamante ne moo leen di jox gaz mooy tuyau boo déggee ñu ne viaduc tuyau la mu amaat beneen viaduc boo xamante ne bu bees takk bu ñuy tabax mais pareegul ñun tuddee ko viaduc 2 moom tamit day dem Allemagne dugg Europe moo leen di jox gaz waaye tamit
am na li nga xamante ne mooy les banques parce que Europe Russie day jëflante ak Amérique di jëflante ak Europe am na fa ay banques yu bëri waaye tamit am na ay milliardaires yoo xamante ne c'est des Russes ñoo xamante ne dañuy liggéey biir Europe ak Amérique bi nga xamante ne Ukraine yuuxu na di xaar wàllu ñoom ñu ne danañu sanctionner Russie ba Russie dina yëg méttaay méttit boo xamante ne mosu ko yëg fenn ci biir àdduna bi loolu boo ko déggee da ngay defe ne da ngay naan ñii ils sont malades dañoo feebar parce que réew bu gën a tuuti mooy jéem nañ ko sanctionner te sanction yi doxut mooy Mali amul dara amul jéej lépp suuf la jéem nañ ko sanctionner te sanction yi doxut ñu jéem a sanctionner Iran ba Iran dañoo appliquer système SWIFT bi ñuy wax noonu dañ ko fa appliquer mais pourtant sanction yooyu def nañu ils ont fait mal à l'Iran mais ça n'a pas empêché Iran de continuer di fabriquer bombe atomique kon tey bu ñu dellusee di naan dañuy sanctionner Ukraine ak ci Russie on se pose la question est-ce que ñoom pare nañu xeex bi waaye ci biir sanction boobu journalistes yi posé nañu ab question bu am solo ki nga xamante ne mooy Joe Biden ñu ne ko da nga ne da ngay sanctionner ay banque ok mu ne sanctionné naa banque bi gën a rëy ci foofu sanctionné naa ñeenti banque ñu ne ko mais ñun lu ñu doon xaar mooy yéen ngeen appliquer système SWIFT bi ngeen sanctionné ko Union Russie système SWIFT bi mais lu tax système SWIFT bi bokkul ci loolu Joe Biden ne ñoom ñu ngi ciy ñëw dinañ ci ñëw mais loolu lu tax ñoom d'accord ñu loolu li tax ñoom d'accord loolu mooy Russie dafa yàgg a préparer songo Ukraine pour bañ européens yi jël ko xamoon na ni bu songee Ukraine pour bañ européens yi jël ko ñoom danañu dem ci système SWIFT boobu parce que système SWIFT bi mooy lan mooy lii tax ab clé la ab application boo xamante ne clé la boo xamante ne si la ñépp di jaar àdduna bi pour def transfert xaalis yi boo buggee transférer banque ak banque des millions de banques plus de 40 millions de banques dinañu transférante ci benn fan système SWIFT bi mooy def loolu ñii di jënd ñii di jaay lépp foofu lay jaar ci système SWIFT boobu américains yi ñoo ko yor boobu la ñu wax ni la ñu waroon a appliquer ci Russie bu ko defee Russie dootul mën a yëngalati xaalisam waaye dafa fekk ñoom balaa ñuy appliquer balaa ñuy Russie balaa muy song de rapatrier na xaalisam yépp bi mu am ci àdduna bi ba mu des 10% de sa recherche moom moo nekk à l'extérieur moo nekk Amérique mais les 80% de la recherche de la Chine de la Russie se trouve en Russie avec d'autres pays comme l'Iran et la Chine ñoom la koy jëflanteel parce que xam na ñan la amal affaire moo tax ñoom Biden bu mu xoolee xam na 10% jarul ma koy 10% rek moo fi nekk kon jarul may jël risque parce que risque bi mooy lan mooy bu ñu sanctionné tey Russie ci système SWIFT bi te xamuñu ni Russie fu mu toll nii moom ci boppam xëy na fu ñuy wax nii jamono ju ñuy wax nii préparation bi mu def ci bombe bi Russie ku dem def na ko ci xaalis bi loolu la Amérique ragal parce que non seulement gagné na ko sur les armes su dellu cee ci xaalis bi bëgg a yëngatu ci xaalis bi xëy na le gars il s'est préparé sur l'argent te on est convaincu que la Russie s'est préparée sur l'argent am na ab système SWIFT bu mu préparé ba pare ba nga xamante ne ñoom rek lay xaar ñoom ñu def erreur bi ba ñu ne ko sanctionné nañ la ci système SWIFT bi dootoo mën a yëngal sa xaalis ci système SWIFT bi pour mu mun a jénnee application bi mu utiliser ko ñoom ak Chine ak Iran ci loolu bu amee loolu su amee mooy le monde à partir d'aujourd'hui dootul basé ci la Banque mondiale FMI c'est terminé c'est-à-dire yow bu la neexee nga dem lebi ji xaalis Banque mondiale bu la neexee nga dem lebi ji xaalis côté Russie ak Chine parce que ñoom tamit am nañu système SWIFT léegi bu boobaa comme ni mu amee pôle ci l'OTAN ak pôle de Shanghai mooy Chine
Russie ak Iran noonu lay amee banque mondiale ak beneen banque mondiale encore boo xamante ne Chine ñoo koy yor ak Iran ak Russie loolu moo tax ñemewuñu jël risque bi pour sanctionner la Russie ci système SWIFT bi mais ñoom bu ñu sanctionné wu la Russie ci système SWIFT bi parce que ñoom ñu ngi def seeni sanction waaye Russie moom réagiragul pour defal leen ay sanction la Russie réagiragul pour defal leen ñoom seeni sanction parce que xam nañ ni la Russie xam nañ ni xel ça sera réciproque li ngeen ma def laa leen di def sanction yi ngeen ma teg waaw dinaa fexe ba teg leen ay sanction yoo xamante ne dinañ leen gaañ te sanction bi gën a metti ci Europe ci Russie mooy gaz bi parce que 40% luy nekk ci seen centrale nucléaire yi pour ñoom ñu mun a am courant gaz Russie la 40% ñun lii tax ñun ñuy jaaru fii en Europe Angleterre bu sedd bii ba Finlande Allemagne lii tax ñu mun a am li nga xamante ne mooy gaz bii chauffé suñu yaram gaz boobu Russie lay jógee moo tax ñoom ñemewuñu dugg ci système boobu nga xamante ne mooy système SWIFT bi te ñu ngi sóor ni ala kulli aali Russie dina andi sanction yooyu te bu boobaa dina metti trop ci biir Europe le gaz va doubler ou tripler ou quadrupler boobu mooy sanction bu gën a metti bu leen Russie di def beneen sanction bi mooy mburu bi 60% de la production du blé mondial vient de la Russie et de l'Ukraine kon ñoom tey bu ñu duggee xeex ni produit boobu dootul ñëwati Europe te produit boobu bu ñëwul Europe mburu la ñuy dundee te produit boobu bu jógee ñun ñii ci suñu bopp Afrique nga xamante ne dañoo transformer suñu alimentation mburu dañ ko gëm su yokkee en Europe ñun je me demande naka lay mel foofu en Afrique kon beneen problème mu ngi noonu boo xamante ne la Russie va frapper très fort sur le blé 60% de la consommation mondiale vient de l'Ukraine et de la Russie kon la Russie bu tegee loxo ci Ukraine il a les 60% de cette production mondiale le blé on va avoir des problèmes en Europe sur le blé et bu ñu amee yoon problème sur le blé en Europe je me demande ku amul lu mu lekk naka ngay amee looy jaay kon en Afrique wax bàyyi du ñu am blé pour defar mburu beneen sanction bi nga xamante ne Russie dina leen ko andil mooy le prix de pétrole va augmenter le prix du pétrole va augmenter et déjà depuis hier ba ñu ne tel prix bi mu ngi nekkoon ci 39 ay 40 yooyu waaye bi xeex bi ne tel prix pétrole bi barigo bi jóg na dem na ba 100 ñan ñoo koy jënd Union européenne parce que ñoom amuñu pétrole te Russie ak Amérique ñoom am nañ pétrole kon sanctions yi ñoom lu ñuy wax yépp sanctions yi ci ñoom lay gën a metti te ñoom xam nañ ne ci sanctions yi ci ñoom lay gën a metti mais amuñu beneen pexe gàcce moo leen jàpp pour wax nit ñi duñu dem xeex gàcce moo leen jàpp pour wax nit ñi suñu defee sa ay sanctions ñun lay gaañ moo tax ñu daal di nëbbatu ci ginnaaw sanction kon mbirum Russie lii mooy li nga xamante ne moom la ñu nekk di vivre ñun ñu war ci am taxawaay ñun Afrique nga xamante ne fii ak ëllëg buñ ko naree wax du jeex parce que ay épisode la yoo xamante ne dañ koy suivre bis bu ne waaye fa mu jógee dafa yàgg objectif bi mooy le Sahel et le golfe de Guinée pour ñu mun a fournir dans les années à venir le monde avec des ressources naturelles yooyu fan lañ ko yaakaare en Afrique loolu moo waral xeex bi ba nga xamante ne ñoom ba ñu xamee ni perte nañu xeex bi en Afrique ñu ñëw bëgg a jël Ukraine dugal ko ci xeex bi Russie bañ ñoom ñu bukk chantage moom mu gën a fippu moo andi lii nga xamante ne ci la ñu nekk bisu tey kon ñeenti continent yii yëpp ñoo relié ñoo ngi xoolante kenn ku nekk ak sa xalaat ak sa bopp ak say dirigeant fan ngay mujj ak naka ngay taxawee ak nan la àdduna di mujj démb ci la ñu toll bisu tey
le malheur en est que ñu am ay dirigeants yu mel ni Alassane Ouattara yu mel ni Macky Sall nga xamante ne dara musta xew ci biir continent bi ñoom ñu condamné ko ñuy wax ñuy jénn au moment bi nga xamante ne Europe yëpp ñemewu ñu wax ku mel ni Macky Sall jénn naan dafay condamné kon gis nga ni li nga xamante ne loolu lañ doon wax esclave yi dañ daan dem ba seen maître bu bopp bi di metti daf ko naan maître suñu bopp day metti loolu la Macky Sall doon tey moom jàpp na ni lu metti France rek moom loolu metti na ko ba nga xamante ne xam na ni amul niveau bi mais génn na di wax ci loolu kon yaakaar naa ne fii laa yem te xëy na dina am ñuy am question bu amee ko am question ñu mun a jéem a répondre question yooyu ba nga xamante ne dinañu mun a continuer li nga xamante ne mooy suñu exposé pour le moment fii laa yemagum ci exposé bi gudd na wax dëgg yàlla waxtaan bi gudd na bari na waaye ma yem fii ci déglu leen su dee am ngeen ay question di leen gërëm di leen sant jërëjëf. Abonnez-vous sur notre chaîne OSR Monde et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.